benn waxtu di 1h mbokk yi asalaamaaleykum xibaar yu diggu bëccëg gi gën caa fës kon jàppaleen jëwriñ ñu force armée di Sidiki Kaba yëkkati na ay kàddu tey ba muy jàkkaarloog taskati xibaar yi nee na terme sud bi nga xamante ni mooy indi woon coow li ci diggante njabootu militaires yi à la retraite yi armée comico président jël na ndogal dénk ko waa armée tey ji nag ba muy jàkkaarloog taskati xibaar yi la xamle li ni mel la ñu dem Kédougou ab gone gu toll ci fukki at ak ñaar daa dee faatu gannaaw nag ba mu duggee ca dex ba moom mujj ñàkk bakkanam ndax dafa lab dex ba féetewoo ca Gàmbi muur ña dëkkee Malicounda mer ba futtu la ñuy ñaawlu nee nañu ndox mi nga xamante ni ñu ngi ko dénk waa office des forages ruraux te loolee ñoom day indi rek gàllankoor ci seen wàllu amul ndox mbas mi ñu xam tey jii nii kon lim gi néew na lool jàpp leen ni ñu ngi am ci lu tolloog fukk ak juróom benni cas ñett yi di cas contact ñaari cas importé fukk ak benn kon di cas communautaire maanaam ñoo xam te ne wàll nañ leen te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu wax itam ci li nga xam te ni moo di bilan màggal bu police kon ci seen opération gi ñu amaloon daal di jël ci lu tollook ñaari junni ak juróom-ñeent fukk ak ñett takk der wàccee ko ca Touba juróom-ñett fukk ak ñetti woto ak ñaar fukki moto bañ ko wàccee may na leen ñu jàpp ci lu tollook kon juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñetti doomu aadama ci ay délits yoo xam te ni wute nañu mbokk yi lii kon mooy boppu xibaar yi nees tuuti ñu yaatal. jëwriñ di ñu dénk forces armées tey jii moo doon janek taskati xibaar yi la mu xamle nee na rek suuf si nga xam te ni mooy terme sud nekk ca Wakaam te indi woon coow ci diggante njaboot ya à la traité foofee bokkoon ci njabootu militaires yi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti njaboot ak ñi di waa comico ca suuf sa toll ci fukk ak juróomi hectare kii di président de la république Macky Sall jël na ndogal ni da koy jagleel ki nga xam te ni moo di armée comico kon njaboot yooyu lay ñàkk nañu boobule suuf ndax président jox na ko armée daañ si dellu si ni mu gën a yattoo dañuy dem ca Kédougou ab gone gu toll ci fukki at ak ñaar moo ñàkk bakkanam gannaaw nag ba mu soobee ca dex ba Gàmbi mujj fa lab kon moom gone googee rek dafa ñëwoon kon vacances ca dëkk bañ naan Neteko moom nag fa la ñàkkee bakkanam dañuy ànd ak ki nga xamante ni moo di Ibrahima Jabaxate di suñu correspondant ba ñu toogal Kédougou. bi ci wetu nete xoto la mbir mi xewee benn xale bu góor bu am fukki at ak ñaar moo lab ci biir Dandemayo bi. ma ne xale yi bu ñuy yuuxu man. bu ma fekk maa ngi añ fële. ci suuf garab bi fii nii daal bii ngay gis nii ci tëdd añ maa ngi añ mais dama dëgg yuuxu yi rek ma teg kuddu bi. waaw man maa fi njëkk ñëw bi ma yegsee fii xoolal ñaari booy laa fekk ñu ngi jëfandu ci ren yi fii ci ren bi lañ jëfandu. maa ngi leen lan la ñu ne ma seen copain dem na. ma ne ban boor la dem ñu ne ma nii dem na mais ma taxaw xool fii yëpp ki nga gis kay moom ngay mën a sauver mais boo ko gisul mënoo ko sauver. nii la demee léegi lan ngay ñaax nit ñi. léegi kay lu may wax moo nañ wax ñun ñëpp parce que ñun ñëpp ay kérovin la ñu. dax gi moom xale yi nañ ko moytu dax gi buy ñëw day indaale buy dem day yóbbaale te dax gi gan la rek la bañ loolu kese la loolu rek laa mën a wax parents yi famille bi yëpp lañ def attention ci xale yi waaw tere leen dax gi wóorul. biñ ko yeggee élément sapeur pompier yi nag fii ci diwaanu Kédougou jot nañ fa yegg pour seet naka la ñu mën a génne xale bi ci biir ndox mi waaye mujj la antu fu mu nekk nii recherche yaa ngi gën di wéy pour jéem a repêcher néew xale bi nga xam ne moo jógeen fële ci Ndakaaru pour ñëw yeggali vacances am yi fii ci diwaanu Kédougou. Ibrahima Jabaxate ñeneen ñi maire ba futtu kon bokk na ca liggéeykat ya bokk ca massif maanaam Excelec di ab société bu nekk fii ci Diamniadio di liggéey ci wàllu courant ñoom nag la ñu jàpp rek nee nañu dañ leen dàq te teguñu ko ci yoon daanaka rek nee nañu danañu kon dem fa mbaxane doone benn dañ ci ànd ak ñam te ni moo di Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ci reportage. toll nañ ci téeméer ak ñaaram fukk ak juróom benn agent yu ñu dàq ci seen place bu liggéeyukaay fële ci Excelec SA xarañ ci li nga xam ne lii moom mooy defar wàllu énergie nekk ca Diamniadio ñu mer ba futt lool daje ci ab kuréel yooyu liggéeykat ne nag amul benn yoon boo xam ne bi rek seen usine bi dana dëppoo ak lii di législation du travail. ndax yaakaar naa ne depuis 2016 ñu ngi fii nii mënuñ nekk fi di liggéey depuis 2016 amuñ këyit état waxu si dara kon faute bi tamit état la. ndax mu jékki-jékki wàññi 150 personnes ñu dem ak ñoom yoon muy ñëw di ko bàkkoo ne fépp fu ngeen mënut a dem du ngeen am ndam ndax yéen ay tànk ngeen di doxee da ngeen di paas su ngeen demee ba mënatu leen paas da ngeen di toog
man oto laa yor dama am sama carburant dañ may defal sama carburant su ma yeggee syndicat yu ngeen di jël dama leen di corrompre dama leen di jëndal añ yëkkati 200 000 wala 300 000 wala 1 million ma jox leen moom moo ko wax kon ñun ban pays lañ nekk. mu doon ay liggéeykat ne dinañ wutali yoon ba pare di interpeller ñi nga xam ne ni ñoom ñooy autorités yi. ñu fay ñu suñuy droit lañ bëgguñ leen lu dul ñu fay ñu suñuy droit loolu lañ bëgg te injustice bu nekk ci biir Sénégal tamit mu dëñ xeex bi danañ dem ak ñoom ba ci yoon affaire bi su jéngee ñun ñëpp pale lañ jubal loolu dama la koy wax pale la ñuy jubal taxaw foofu direct man en personne damay sotti sama bopp essence taal ko ngir ñii man maa koy def en personne pour ñii. gannaaw ba TFM jokkoog moom lii di direction Excelec SA bëggu la nag yëy yàbbi ci ñooñu nga xam ne nii dàq na leen. ngir dakkal nag coono ñi nga xamante ni ñoo di nappkat ya nekk ca Saint-Louis foofee jàppaleen kan dana am li nga xamante ni rek moo di ab comité ngir lalu ngir rek mën a kon amal ay tàggat yooyu le nappkat ya nekk ca bël ba Saint-Louis foofu lay ñu jàpp ni rek bël boobu rek rey na ci lu toll kon 400 ak juróom fukki nappkat dañuy ànd ak xamante ni moo di Moussa Meng bu ADEPA ci micro Ousseynou Diop. fële ca mairie ba liggéey fa gëstu. ngeen daal ni li nga xam ni mooy seen ndëbët premièrement ngeen di maison des pêcheurs ngeen di deuxièmement gaal goo xam ni dem équipement pour di def sauvetage en mer ak di def surveillance participative ndax gis nañu ni bël bi suy sonal nit ñi yéen jëkk intervenir même ñu nekk Saint-Louis jël seen coobare bopp di sooyi nit ñi te dara amul yàlla fekk si ne leen tey et cetera biñ ci waxtaanee ñu proposé ko yàlla antul lii question de formation bu am solo sur le sauvetage en mer et la surveillance participative boo xam ni 51e compagnie de commandant des sapeurs-pompiers ñooy ñëw ànd ak AMP ànd ak service des pêches ñu defalee formation bu mucc ayib ba bu nu fa jógee bu ngeen di sauver nit ngeen sauver ko ci anam yu méngoo ak kaaraange parce que sauvetage métier la kenn mënut a jur gi di ko def. Mbuur la ñu jëm kon ca Malicounda Bambara foofee askan wi la ñu ñaawlu ne nañu forage yi nga xam te ni dénk nañ ko office yi nga xam te ni mooy ruraux forage ruraux ñoom nag la ñu sàkku rek ne nañ loolee société privée la bu ñu leen ko jox ba noppi OFOR mi nga xam te ni yoruñu ndox mi da leen di indil lu dul jafe-jafe ñoom nag àddu nañ kon yëkkati seen i kaddu ci loolee ñu dénk li nga xam te ni moo di kon office des forages ruraux Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye defal ñu fa reportage. ñoom ak seeni pancarte ak seeni brassard yu xonq waa Malicounda Bambara bëgguñu office des forages ruraux daal di gérer seen forage boobu. instant jamono toll nii facture ndox bi gën a seer Malicounda ça ne dépasse pas 18 000 kon tey bu ñu demee boo bëgg a dugg OFOR di nga ay boolu kubéer yoo xamante ni kii s'élève aux environs de 5 500. waaw abonnement 110 000 francs loolu ñu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba Malicounda Bambara ku bëgg ndox funtali branchement 25 000 francs CFA la alors que OFOR bu ko jëlee mu yóbbul 110 000 francs. ñun tey Malicounda social bi fi am tey bu ñu ko jox OFOR du ñu dootuñu am te OFOR dégg nañ jaar-jaaram fu mu jot yëpp ay problème kese la fa bàyyi. askan wi di xam le ni forage boobu seen moomeel la li ni mel sax a tax du ñu bàyyi nguur daal di leen imposer kuy dugal loxoom ci mbir moom. dëkk bi dañ doon cotiser ay 10 000 5 000 1000 francs ba 500 francs ci koo xam ne sa doole foofu la toll. loolu xaalis boobu c'était pour fay frais étude plan bi ñu dem fonds européen financé ñu ci. fonds cohésien ñu taxawal suñu forage loolu yëpp dëkk bi bàyyiwul di cotiser di entretenir di fay ouvrier yi nga xam ne ñoom ñoo war a jàppale chinois yi ba suñu forage pare. te tamit ñuy yokk di xam le ni forage bi comité local bi ni mu ko yoree baax na ndax ba léegi ñoom ñàkkuñu ndox benn yoon. amuñu fi problème mu ndox tey amuñu fi problème mu ndox ëllëg jigéen yaa ngi di toog képp ku fi ñëw looloo tax nga ñëw kon ba duñu nangu beneen nit di ñëw fii di jël suñu forage duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. waa Malicounda Bambara di xamle ni seen forage boobu duñ ko bàyyil waa office des forages ruraux te xeex boobu luñ ci góobe gar ko. Yoff foofu itam am na jafe-jafe ci wàllub ndox askan wa am ndox lu jafe la ci ñoom daanaka dañuy toogaanu ci robinet yi duñu gëmm bët guddi gi yëpp ñoom nag la ñuy mujj dem rek moo di ca teen yi nga xamante ni ndox mi naan ko lu docteur diglewul la dañ ci ànd ak Fat Bintou Konté ak Jafara Ba mi ñu fa defar reportage. ci Yoff
ñaari fan a ngi nii pepp ndox toxul fi nga xam ne moom mu di seen robinet yi mu di ñàkk ndox boo xam ne boole ko tàngoor gu métti ji yi métti na lool ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi. métti na kay parce que ndox moom mënul ñàkk si kër surtout kër yoo xamante ne ay jaboot lañ dafa métti même bu fekkee ne da ngay tëj sax boo tëjee quelques heures nga tëj ji may nit ñi ñu root mais tëj ko journée lam ma bañ xëy ba fanaan ba yeewoo. lii métti na barki démb ba léegi amuñu ndox métti na lool métti na si ñëpp nag. mu ngi nii de sonn nañ de ma ne ko sonn nañ de këtëral ba léegi ñu ngi wëram ndox sonn nañ taay nañ damm nañ. ba tax ni fan yii yëpp 4 heures du matin dañuy jóg di wut la nga xam ne moom moo di ndox ñoom jigéen ñi nag ña ngi koy naqarlu. fajar la ñuy xëy di wër ndox ba heure bii 5 heures du matin la ñun ñi yeew ba heure bii ñun ñaa ngi sonn. fi ñu toll nii sax ngir mën a am ndox dañuy dem ci teen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci booru géej gi lee wante ndox moomee nag kenn du ko naan ndax baaxul la. yu ko naan dañ siy sangu di si raxas ak mais kenn mënu ko naan parce que ndoxu teen la setul dañ siy liggéey rek. ñàkkum ndox mi nag ànd ak période bi nga xam ne mooy di période coronavirus bi lee askan wi yeewoo ci Yoff nag jàpp ne lii nga xam ne moom mooy respect condition d'hygiène yi dina xaw a metti fi mu toll nii. say toilette bu manqué ndox sa kër setul yow sangu woo nooy def te ñu ngi naan feebar baa ngi fi kon loolu day gën a metti ndax dañ na set sellale kon bu ñu tëjee robinet yi tëjul boppam ñoom ñoo ko tëj bu ñu tëjee robinet yi xanaa mooy yokk ñu feebar ñu dunda beneen dunda métti na. am ba am lii nga xam ne moom mooy ñàkkum ndox mi ñuy nemmeeku fi nga xam ne moo di ci Yoff ak yenn dëkkuwaay yi nekk fii ci Ndakaaru métti na loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi lee ñoom boo xam ne nag respecté lii di mesure préventive yi contre la Covid-19 dana métti lool. waxoon naa leen ko ci boppu xibaar yi mbas mi wàññeeku tey jii loolu lañ ci nemmeeku ngeen jàpp ni cas yi ñu ngi toll ci fukk ak juróom benn ci ñi nga xam te ni gannaaw bi ñu defee lii di test yi ñoom ñoo dellu si am doomu jàngoro ñu tërale ko ci li nga xam te ni moo di ñetti cas contact boo xamante ni kon service yu ministère de la santé ngi leen di topp ñaari cas importé ca aéroport Blaise Diagne kon ak fukki cas ak benn di cas communautaire maanaam doomu aadama yoo xamante ni am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu fu ñu ko jëlee ñoom nag kon ñu daal di leen tërale ni Sangalkam am ñaar Thiès ñaar Touba Cité Aline Sow benn Dakar Plateau Kolda Sokone ak Ziguinchor jamono ji itam ñu nemmeeku ci li nga xamante ni moo di cas grave yi bëriwul noonu ndaxte ñett rek ñoo nekk réanimation jàpp leen mbas mi ci Sénégal ba mu fi duggee léegi toll nañu kon ci fukk ak ñett wala juróom benn junni ci ay doomu aadama yoo xamante ni amee nañ doomu jàngoro bi ba noppi wér ba ñibbi seeni kër. ñu wax ci màggalub Touba foofu lay police daal di def bilan génne ab communiqué xam la ni kon màggal googu lay seen opération bi ñu tëraloon rek mu di màggal ak kaaraange palang bi ñu laloon jàpp leen ñaari junni ak juróom-ñeent fukk ak ñetti policier la ñu yóbbu woon ca Touba juróom-ñett fukk ak ñetti woto ñaar fukk li nga xam te ni moo di wàllu moto loolee rek may leen nag ñu wër lépp luy Touba Mbacké ak Diourbel loolee la mu wund rek mooy teg nañ loxo li nga xamante ni toll na ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett doomu aadama ci délit bu ñu mënti def ñoom police yu ñuy xam ne ni mbooleem rond-point gisoon ngeen fa takk der yi ci lim gu takk waaye itam kër sëriñ si taxawoon nañ fa rek ngir nit ñi mën a am màggalu jàmm aar leen itam ci saay-saay si ñu wax ci li nga xamante ni moo di wàllu koom-koom plan de résilience économique ak sociale boo xamante ni jàpp nañ ko ci lu toll kon ci ay njaboot maanaam ñeent fukk ci wolof ci njaboot yoo xamante ni ñu nga ca commune bu Patar ñoo xamante ni dimbali nañ leen loolee nag nekk ab situation boo xamante ni faaw ñu xool ko dañ ci ànd ak Babacar Diouf ak ki nga xamante ni moo di Ndongo Ndiaye ci reportage. Par la situation sanitaire et le mauvais hivernage de la saison dernière, malheureusement, ils n'ont pas été retenus par la commission de recensement des familles vulnérables. Par conséquent, ils n'ont pas bénéficié de l'aide d'urgence de l'État du Sénégal, une injustice que le maire a voulu réparer. Mbaye Samb, le maire de Patar. Nous 22 tonnes. muy 440 sacs. waaw soo ko calculé ndax comme doole bi noonu la toll yéeni bi ëpp na noonu waaye doole bi noonu la toll bon jàpp nañu ne 440 ménages kenn ku ne war na am saaku ceeb. Avec cet appui, les bénéficiaires pourront continuer tranquilles les travaux de fin de saison dans les champs. Parce que dafay nekk une pierre deux coups parce que paysan boo xam ne dafa war a bay toolam wuuti lu mu lekk
nga jox ko lu mu lekk tu as fait liggéey nga ñaari liggéey. dinañu jàppale ci dépense kay ndax xale yaa ngi góob ñu war a wuti saaku ceeb ku ñu jàppale moom li ñu jàppale moom xam nga ne ñun moom ñoo ngi sant yàlla rek ndax xale lii moom suñu njariñ bu baax la sant nañ ci gërëm nañ ci moom ndax xale yaa ngi góob bi mën a dem tool mën a ndax xam nga boo naroon a wuti dépense ñëw moom buñ la joxee dépense moom boo xëyee da ngay dem tool. Cette situation appelle une correction diligente du registre national unique qui a consacré des appuis à des fortunés au détriment des personnes vulnérables. Babacar Diouf kon leer na ci lu toll ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk njaboot yoo xamante ni dañ leen a dimbali ci commune bu Patar ñu wax ci reportage yu bis bi Aminata Mbare Sow ak ki nga xamante ni moo di Thierno Laurent Mendy dem nañu kon fekk ji ay étudiants yoo xamante ni dañoo boole jàng ak liggéey nee nañu rek ngir jéem a xeex li nga xamante ni moo di ñàkkub liggéey bi ca la ñu tijjee ab cantine ca marché HLM ngir dimbali seen bopp dañuy kon ànd ak yéen daal di suivre li nga xamante ni moo di reportage bi ci Aminata Mbare Sow def ak Thierno boo ne cëpp ci marché HLM taxawaayam ak ni muy waxtaanee ak ñi fay romb lu lay njëkk marqué la. man maa ngi nekk si daara ju mag ñu tuddee Université Cheikh Anta Diop Dakar maa ngi nekk fac droit fi ñuy jàngalee yoon quoi. Oumar Cissé nag ab étudiant la nekk licence 3 fële ci faculté de droit ginnaaw njàng mi boole na ci commerce bile boutique am bi. ñu ko duppee palais des étudiants. tey ñaata jeunes ngay gis ñu génn ak seen i master 2 wala ay doctorat yoo xam ne ñu ngi si mbedd mi taxawal la semaine passée dama daje kenn koo xam ne ñaari master 2 la yor en droit parce que tant que yaa ngi taxaw si bopp rek yow tu peux aspirer à nga nekk nit ku ñëpp xam wala nit ku toll benn niveau bi si àdduna bi. lii nag ab initiative la boo xam ni moom ak yeneen i mbokk étudiants ñoo ko taxawal. bourse bu xeeb parce que 40 000 dara la parce que suñu wax entrepreneuriat mooy taxawal si liggéey bopp. 5 000 francs sa mën nga taxaw si liggéey bopp. liñ ci namm mooy jaay ay produits waaye nag prix yoo xam ni bépp nit mën nga cee jot. soo xool ñu moom suñu produit moom du cher xool produit bi gën a cher si produit ay ñeenti téeméer lay jar. Oumar Cissé ak ñi mu bokkal njaay mi lee nee nañu dañuy wéyal seen jàng. heure boo jàngiwul nga ñëw def say activité heure boo amee examen tamit nga toog préparer ko ni nga ko war a préparer. maa ngi jàng maa ngi am fait moyen di am fi moyen. ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan di ut tamit seeni feem ngir gën a attirer clientèle yi surtout nag ñi nga xam ne ñooy étudiant te di faral di ñëw fii ci marché HLM. te université bu Ziguinchor jàppale ni kon ibbi tepp l'école beeg njàng mi door na foofu sax nga xamante ni kii di recteur Mamadou Badji ak équipe am dañoo demoon nemmeeku liggéey yañ fa amaloon ngir rek gis naka la ndongo yeeg jàngalekat yi naka la ñu dooree li nga xamante ni moo di seen année universitaire ni ko tubaab di duppee waaye lañ fa gis dal na xel ndaxte nee nañu lépp dox na ba gone yi sax mën nañu jàng ci condition yu mucc ayib dañ ci ànd ak Babacar Sarr porte-parole bu recteur université Assane Seck bu Ziguinchor. maanaam saal yi moom monté na comité buy tourné di xool ñu ngi xool saal yi ndax prof yi ñëw nañu ndax ndongo daara yi ñu ngi ci classe yi li ñu gis mooy classe yëpp mu ngi fonctionné tey boo fi ñëwee boo gisee bâtiment yi taxaw boo gisee li taxoon ñu doon grève ñoom dañ ne woon li ñu bëggoon ñu ubbi leen tey mat na weesu jéggi na dayoo sax ndax ñoom chapiteau lañ doon laaj maanaam ay matière plastique lay doon waaye li ñu leen tabaxal fële weesu na chapiteau visité nañu dinañ ko livrer semaine prochaine bâtiment boo xam ne 16 classes la yoo xam ne bu ci ne dina def 100 étudiants amphithéâtre bu mag bi fi nekkoon amoon tuuti ay gàllankoor ndax taw bu metti bi ñu ngi ci kawam di ko defar am nañ yaakaar ne fekk semaine prochaine danañu ko livrer amphithéâtre bu mag bi nga xam ne bu bees bi ñu am ñu ngi fay def cours mais nag booy teg dañ bëgg jéego bu ñu teg ko fu wóor balaa ñoo teg beneen. wàllu tàggat yaram nag ñu jeexal bi de jotaayu xibaar équipe nationale bu Sénégal nag war a am ñaari daje benn bi mu di digganteem ak Maroc bi ci des di Mauritanie waaye moo am ay sóor yoo xamante ni dañuy wutee yooyu lay jongante am nag ñeneen ñu bees ñu ñëw bokk ci tanière bi ku ci mel ni Sadio Mané Kalidou Koulibaly ñoom nag du ñu ñëw waaye woo nañ ki nga xamante ni moo di Loum Ndiaye ak Ibrahima Niane ko Youssouf Badji ci loolee Aliou Cissé indi na ci ay leeral ñu déglu ko. parce que il y aura des matchs peut-être officiels. dama jàpp ne foofu yenn saay nag ñuy mën a amal ay match yoo xamante ne rek ñaar ñooñu dañ ci bokk gis nañ Coupe d'Afrique bi mujjee rek suñu premier match Sadio Mané football woon contre Tanzanie
ci final bi tamit gis nañ ni ki nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly bokk ci woon donc foofu ñuy waajal li ni mel ndaxte tamit loolu dina may chance ay ndaw yoo xamante ne rek ñëw nañ ci groupe bi te fas nañu yéene fësal seen taxawaay bu baax a baax. J'ai lu ça quelque part que j'avais pris Loum Ndiaye pour remplacer. waaw fan yi gis na liir ci yenn presse bi ñu ne nag kii du Loum Ndiaye moom moo remplacé Sadio Mané dama gis ne loolu sax yenwul maanaam li gënoon jekk sax mooy ñu ne Kalidou Koulibaly la ñu remplacé ndaxte dama tànnoon ki nga xamante ne mooy Cheikhou Kouyaté ngir mu mën a football ci milieu bi foofu ñu xool comme Kalidou Koulibaly du mën a football ak ñun ci ñaari jongante yi foofu ñu xool beneen option. Donc j'ai décidé de ramener. waaw loolu rek moo taxoon ma indi Loum Ndiaye. Sur le plan numérique de rappeler Loum Ndiaye. Il n'a jamais été question de changer Sadio Mané. bu dee nag poste Sadio Mané tamit am nañ ñu bëri ci équipe bi ñoo xam ne mën nañ fa football ku mel ni Opanguet Mame Baba Thiam am na tamit Ismaïla Sarr Sada Thioub ak ñeneen ñoo xamante ne war nañ fa mën a football. waaju ci mbiru Ibrahima Niane ak Youssouf Badji ñoom ay xale lañ ñoo xam ne jamono ji ñu ngi def lu rafet ak seeni club waaye nag bu leen fàtte ne ci seen poste yi ñuy évoluer nag concurrence bi moom da ci métti lu lool sax te tamit mënuñu taxawal ab équipe de football rek ak i attaquant kese foofu ñu fexe nag mu am tuuti équilibre ndaxte boo xoolee ci attaque bi mën nañ fa am Habib Diallo Boulaye Dia Mame Baba Thiam ak Famara Diédhiou donc maa ngi leen di encourager di leen féliciter ñu wéyal liggéey bi rek du ñàkk rek jongante yi di ñëw ñu xool ni ñuy doxalee di fàttali rek ne lii di équipe nationale moom ñëpp a ko bokk. On continuera à peaufiner. kaddu Aliou Cissé kii di Ibou Diouf moo ko fëri mbokk yi kon fii la ñu yemale xibaar yi waroon nañu ànd ak yéen ci li gën a fës ci yéenekaay yi waaye jafe-jafe technique tax rek mënuñu ànd ak yéen ci loolu lay jox leen dig daje ni ki ngoon bu juróom-ñaari waxtu tegee fanweeri simili mu di xibaar yi dellu si ci wàllu kàllaamay wolof 20h di juróom-ñetti waxtu ca ngoon mu di wàllu nasaraan ànd leen di wéy ci suñu programme ci télévision Futurs Médias jàngeen jëf. Alhamdulillah.